asalaamaaleykum mbooloo mi man Maurice Diouf laa tudd dëkk fii ci quartier flottant bu DVF Ouest soo gisee tey ñun ñu nekk fii c'est parce que dañu am loo nga xamante ne daf ñu naqari naqar boobu nag nekk ba nga xamante ne c'est commun ndaxte fii am nañu fi dëkk am nañu fi fukki at ak juróom-ñett ñii ñaar fukki at ñii fukki at ak juróom te dafa am fa nga xamante ne foofu lañ jàppoon ne fii lañ bëgg a dëkk wax dëggam yàlla dëkk fi ci jàmm ak salaam nekk fi nag fi bu lotissement war a am ñu ne ñu na ngeen def ay demande parce que da ngeen a occupé te occupation boobu du lu leen kenn jox kon léegi da ngeen di def demande soo leen defee demande ci demande yooyu la ñuy sukkandiku pour ñun ñu mën leen a livrer seen fi ngeen dëkk ñu daal di def demande di toog ba ñu andil ñu benn commission ba nga xamante ne def na comme ay bay dëkk ngeen defoon léegi il faut ñu def benn ronde su fekkee dëkk ngeen dinañu xam soo leen dëkkul dinañu xam ci booba lañ ñëw guddi recensé ku ñëw fëgg ci buntam kooku oyu noo tudd ku moom kër gi loolu yëpp ñu daal di noté dem ba mu yàgg ñu daal di andi ay lettres d'attribution ne seen demande yi ngeen defoon dey commission d'attribution bi nangu na ko kon léegi moon ngeen dem trésor ngeen fay ñun ñu dem trésor fay bi ñu demee trésor fay ñii fayaguñu parce que noonu la mënuñoo fayandoo ñun ñëpp mais quand même ku ci nekk fa nga toog bugg nga koo fay soo ko fayul soo ko fayee bugg nga koo fay léegi bi ñu fayee ba pare ñu gis nag kenn ci biir am na ñi nga xamante ne dañuy jóg dem domaine di laajte ndax ñu woon leen fi ñu dëkk seen numéro ban la parce que bëgg nañu vraiment comme dañu dëkkoon dëkk ba nga xamante ne ay constitution archaïque lañu defoon bëgg nañu léegi quelque chose en dur yo nga xamante ne ku nekk comme fay nga sa kër nga mën a def dara ñooñu ñu woon leen que ni li ngeen fay du parcelle ba nga xamante ne foofu ngeen dëkk ku am chance ba mu doon sa parcelle noonu la mais à défaut de ça ni ngeen dëkke machine bi génnewul affaire bi noonu pourtant bi ñu waxee ne dem leen fay kenn waxuñu woon loolu ku ñu waxoon loolu kon duñu fay fa ñu def demande fa ñu jàppoon def demande foofu moom la ñu doon fayal te moom la ñu fayal jusqu'à du preuve contraire ñun ñii képp ku am lettre ba nga xam ne dañ laa defal jàmm a gën DVF Ouest ñaar fukki junni nga fay ñaar fukki junni la ñu fay ku nekk ñi jot a fay léegi nag fay nañu ñun de xuloowuñu xeexuñu waaye dañuy won ne ak suñu néew doole wax dëggam yàlla ku ne ci ñun fa mu toog du fa jóge léegi problème la dañ leen bëgg a toxal fii yóbbu leen fan. dañ ñoo bëgg a dafa am ñi nga xamante ne déjà nee nañ leen seen numéro mu nga béréb sangam te numéro boobu léeg-léeg mu nekk ci kër jàmbur ba nga xamante ne yow déjà defoon nga benn pièce parce que doomu aadama dafa am ci li nga xamante ne moo nu caafanaan am na ñi nga xamante ne defoon nañu tuuti en dur dañ ko aaye woon mais comme dañuy tabax mu ngi daanu te doomu aadama balaa nga naam naan ne fa loolu moo taxoon ñen ñi def ay tabax ñu bëree bëri la yor léegi nga tabax sa morom tabax ñu jëlee la fi nga nekk yóbbu la kër keneen ne yow nga yakam di ne kooku tojal te kooku amul moyen pour dem mais kooku ban problème lay indi suñu diggante ñun li ñu bëgg mooy fi ñu jàppoon dëkk fi li tax ñuy wax fakk dëkk foofu moo taxoon ñu def demande te bi ñuy fay foofu la ñuy fay te wax dëgg lettre yi ñu jox ne dem leen fay précision amu ci comme quoi fay leen waaye numéro rek ngeen di fay mais du parce que fay nga fi nga dëkk ngay fay kenn waxuñu loolu ci lettre bi kenn waxul ñëwul jàkkaarloo ak ñun wax ko kon ñun fi ñu dëkkoon la ñu fayal te fii la ñuy toog ba doole rek demuñu fan. dañ leen jox délai. joxe guñu sax délai lettre bi nga xamante ne moom nga dem fay ji trésor soo ñëwee mairie après léegi dañ lay jox ne la kayit bi mooy kayit kër gi ci kayit boobu de am na benn passage ba nga xamante ne nee na parcelle biñ la jox du parcelle bi ñuy jaay du parcelle bi ñuy may keneen comme ni mu la neexee sans autorité yëg ko
2 na ngeen jege fa nga xamante ne mooy service domaine ndax délai fii ak 3 mois ndax ngeen am kayit bi nga xam ne won na leen ne yéen a moomati fii 3 nee nañu fii ak ñaari at na ngeen valoriser seen terrain à défaut de ça mën na am yoon ñëw nangu seen kër te dara du ko ca fekk lii de nekk na ca lettre ba mooy dernière passage bi dernière 3 dernières lignes ñun nag soo gisee fi ñu nekk nii 98% yi jànguñu école donc am na ñu nga xamante seen lettre ba tey liiruñu ko sax ba gis ci lii may wax nii lettre baa ngi nii dem nga fay par contre balaa ngay fay il faut nga lire mais soo mënta lire ci li ngay sukkandiku mooy ca lan la taxoon a jóg fàq nga dëkk nga defal lettre bu wane ne fi nga dëkk moo ko mais foofu nga soxla nga def ko ñu ne ne ta demande est favorable nga ne d'accord demal fay nga dem fay jogal ñun joguñu demuñu fen xuloowuñu xeexuñu mais demuñu fen Ibrahima Gueye la waaw dégg nga góor gi fu mu waxee lan ngay dolli ci situation bi. li may dolli situation bi man la Ibrahima Gueye quartier Tawfekh nekk coordinateur ci quartier bi depuis parti socialiste ba parti démocratique ba parti APR dox fi ay responsabilités yoo xam ne yu ma mën a teg sama tànk la ak sama loxo mu yoo xam ne comité secteur politique moo ñëw monté ko ñu nekk fi nekkoon ak suñuy waajur di xeex ba ñu nommé leen fi ay délégué de quartier jox ñu ci ay engagement ak ay responsabilités pour ñu sàncal dëkk bi parce que dëkk bu ñu ko sàncul dëkk nekk fa di ko sànc bi ñu koy sànc courant amu fi ndox amu fi état fekkuñu fi suñuy disposition ak suñu motaay ak suñu néew doole lañ sànce woon di tawtee di yàqule amuñu ndimbal kon bu ñu toogee ba jamono bi nga xam ne mbas dafa am ci àdduna nga xam ne kenn ku nekk war ngaa bàyyi xel sa morom ci néew doole ak am doole état war a dimbale àdduna taxaw tey di chantage ay militants yoo xam ne bu militant amul parti amul état amul loolu xaw ñu jaaxal mu nekk ñaari gouvernement yoo xam ne tey ñoom ñoo ñuy blâmer parce que le parti démocratie et le parti APR mën naa ne ñoom ñooy combattre sur le terrain bëgg a basculer seeni militants loolu ñu prêter attention bu baax parce que ay nit la ñu dëkkal mais nit ay joxe ñi doon joxe ay kilifa lañ fi seen njaboot lañ ko joxoon seen njaboot ñu ko joxoon bu ñu fi dëkkee plus de 20 ans parce que man 2004 laa sanc fii ba 2020 defe naa kon ñëw na tey 16 ans kon du benn fan du ñaari fan yoo xam ne état soxlawul kon état bu demee ba soxla li nga xam ne ci commune bi la bokk ñun ñu dëkk ak moom ci commune bi bu ñu soxlaa ñu ñëw wuy si ko tey ñun ñu soxla ko mu ginaawuñu loolu lañ bëgg mu leer ba pare avant beneen bi ci topp ñuy lancer appel le président Macky Sall et son gouvernement et le préfet du département de Bambey et le monsieur le maire Gana Mbaye et tous les autorités di Bambey ñu ngi leen di lancer appel ci askan wi dañ leen a fol pour ñu soutenir askan wi mais foluñu leen pour ñu mettre askan wi entre le marteau et l'enclume. beneen bi ci topp xam nga ku amul loo añee amoo loo ree tey nga indi ko benn lettre ne ko 100000 ngay fay ku mu doonoon yow doo ko def nit nag loo xam ne ku la ko def du la neex doo ko def sa mbokkum julit doo ko def ki nga xam ne sa dëkkandoo la to Bambey ñu ni neen la fii doxandeem jógewul ci àll ba ñëw dëkku fii ay doomi dëkk bi ak nitu dëkk bi ñoo soxla suufu dëkk bi dëkk fii kon boo ñëwee soxla suufu dëkk bi defe naa ni cër bi nga am ba toog ci mairie bi cër boobu la kooku am ba toogal la ci suuf si kon kooku war nga koo séddi cër comme première chose monsieur le maire Gana Mbaye ñu ngi lay lancer appel tey yow yaay maire Bambey ñun xamuñu kan moo topp sa ginnaaw xamuñu kan moo lancé appel bii mais yow mi nga xam ne yaay maire Bambey nga xam ne da ngaa soxla ëllëg ay militants pour sa parti yow la ñuy waxal ëllëg na nga sóoraal ne da ngaa soxla fii ay militants to militant bu amul état amul to nag nee nañ dompat ci sot la bokk to nag koo yëgul yëgu la
dama bëgg ngeen xam ni fii bu ngeen ñu ko xañee ku ngeen ko mën a jox ku ne gënuñu to nag duñ fi jóg muy ñi nga xam ne yor conseil municipal bu mairie bi ak ki nga xam ne mooy le maire bu fekkee ñoom dañoo àndul ci seen i conditions ñun ñii bay dëkk yi ànd nañ suñu condition na leer. waaw bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullah ñu nuyee ci seen tur ak seen sant man mi taxaw di nuyonte ak yéen may Abdoulaye Diouf di responsable fakk dëkk DV centre. donc seen jafe-jafe fii lan la problème bi lan la. daanaka problème nun mën nañ ci expliquer rek waaye bariwul problème buñ ko dee tudd tey ci nun yéen ko doon tuddee bu njëkk lépp yàlla saafara na ko muy dañu yàgg fii lool di topp ku nu defar lotissement di ko topp xëj na année yu xaw a yàgg waaye yàlla defar na ko macha allah ba monsieur le maire Gana Mbaye jàpp na ci teg na ci loxoom ba lotissement am na nag ci jàmm ak salaam am na ay manka yu ne ci sunu biir yoo xam ne ci biir recensement la ñu amante ay kàddu yu xaw a wuutoo ba binduñu leen nun suñ premier problème mooy amaguñu deret ji daw ci nun ba ñàkk gore gu tax nu lijjanti ba loolu féete ci nun pare ñooñu des te amuñu li nu jëkk a soxal ci lu ñu jàppalee waat ñooñu la ndax faak dëgg léegi toll na noo xam ne nii soo ko doon dox di ko lijjanti ay guddi it du tax ñëpp nga fekk leen fa en normal ñi nga xam ne nag nun mën nañ leen a seere ci suñu dëkkandoo ak ñoom ne fi la ñu dëkk te dañoo war a am ñu ngi fii yooyu tur la ñu jëkk am problème boo xam ne ni soriwul ndax dañ leen di ñaan ak ñaan guñ ñu ci jàppalee ba seeni tur génn nun boobu problème noo ngi koy ñaan nañ ko ba mairie bi ci topp mooy jafe-jafe kër yi am na ay benn yoo xam ne nii mbedd daa dox ci seeni kër dañoo war a jóg na d'accord na ci loola terrain lu mën a dox ci seen kër ci wàllu buur loolu d'accord nañu ci li ñuy ñaan daal te di ko ñaan nañ ko ba ci Mansour ñaan ko ba ci Thierno Diouf am ci kàddu yu leer mu des suñu diggante ak maire mooy que ñu may nu te dimbaluñ te yàlla da nga tax muy képp koo xam ne nii fa nga nekk fa démb ki bërki démb bor na ba sës ca yow wala bala occupé dëgg ñu bàyyi la ca ndax néew doole gi nu dab si fii moo nekk nun ba léegi ba tax na tey la nga fa defa kas néew boo ko ba gën a jël di ko yóbbu fu sori sa doole maytu la ko waaye bu fekkee ne dañ noo dimbalee bor na yi nga xam ne moo nu nekk occupé nu wala mu sës ci nun rek ñu jël tur yooyu ñu defal nu ko bañ noo yóbbu foo xam ne ni suñuy morom rek lañ fay indi ëllëg loolu daal ñoo ngi koy ñaan ci ñoom te it ñin ci jot a waxat di Mansour tontu nañu wax ak ñun wax ju rafet ki ni ci tegal ci ginnaaw Mansour mooy Thierno Diouf waxal nañu wax ju rafet liñ ñu digal mooy kilifa dafee ne ñu di ko wax maire Gana Mbaye ñaan audience jàkkaarloog moom audience boobu sotteegul te noo ngi am yaakaar ne lii nu ñaan ñaar ñii ñetteel ba di Gana Mbaye dinañu ko may yaakaar nañ ko ci moom di ko topp ci moom mu gis nu ak mu ñàkk noo gis te manit may ñaan ci moom ne problème bi ma am fii te mu rëy dëgg mooy ni ma ko waree soxlaa gis te mun ma koo gis ndax tukki gi mu tukki waaye maa ngi ñaan ci moom saa yu tegee tànkam fii ne ma may audience bu ma mën a wone kilifa yi nga xam ne ñooy àggale wax ji ba mu jot ci ni mu ko war a jotee kon loolu mooy sama point bi nga xam ne man maa ngi leen koy ñaan di leen ci sant yéen ñi ñëw ci sama kër jëlal ma kàddu yooyu ndax lu ma semaine maa ngi topp audience bi te sotti wut kon maa ngi leen ci sant di leen remercier bu baax di leen jox idée ndooy mu complété ci kàddu yi daanaka am na ñoo xam ne bii logé woon nañ ba commencé tabax ñu war a am ñu war a yëkkati loolu aussi jur na polémique jur na coow loolu lan nga si dolliwaat ak yan leeral nga si indiwaat. waaw jërëjëf Matar ginnaaw ma leen sant bu amul àpp parce que yéen liggéey bi ngi def yàlla rek moo leen di mën a fay parce que lu bëri nit da koy bëgg a wax lu bëri nit da koy bëgg a leeral mais ci à travers yéen seen organe de presse yi rek
la lépp mën a leeree askan wépp xam ne lii mooy dëgg te nii rek la war a mën a demee. Matar dafa am lu nga xamante ne nii xel mu ne nangu na ko am na lu nga xam ne nii xel mu ne nanguwu ko aussi parce que benn ñun dañu nekk fàkk dëkk ñëw dëkk d'une façon illégale parce que aussi nit lu mu bëgg du tere mu xam liy dëgg mu wax ko digganteem ak boromam du tere mu xam liy dëgg aussi mu nangu ko muy ñun d'accord ay citoyen Bambey lan amuñu woon fu ñu dëkk ba tax ñu ñëw fàkk dëkk mais dañ dëkk illégalement lan dëkk parce que ñàkk fu ñu dëkk moo tax kon lan doon ñaan yàlla mooy ñu lotissé ñu may ñu fu ñu dëkk effectivement yàlla jaaral na ko ci le maire de la commune de Bambey muy Gana Mbaye ak commission bi mu àndal yëpp amee nañ leen njukkal képp ku nga xam ne participer nga de près ou de loin ci lotissement Bambey bii ñu ngi lay sant di la gërëm parce que tout récemment Gana Mbaye defoon na fi benn appel à tous les citoyens de Bambey mooy appel boobu nga xam ne Aïda Mbodj ñëwoon répondre na ko en tant que citoyen Bambey waa jàppale ko ci lotissement bi jàppale ci en tant que doomu Bambey mu woo ko ci cadre Bambey donc ñoom ñooñu de près ou de loin képp ku ci participer jàpp ci ba lii aboutir ñu ngi lay sant di la gërëm di sant nag le maire Gana Mbaye parce que fii dafi taxawoon ñu amoon ay difficulté woo ko fii mu ñëw fàkk dëkk bi yëpp tase ñu ne ko ñun daal li ñu bëgg lii suñu problème mooy képp ku fi dëkk nekk responsable dëkk fi ak sa njaboot nga may ñu kër mu wax ak ñun waxi dëgg aussi mu ne li ma leen mën a promettre mais du ma leen wax ne ñëpp dinañ am kër mais dina am ñu bari ci yéen ñu am kër ba ñun bokkoon nañ ci ñu nga xam ne dañ koy wax ne ko non kenn du waxee noonu mu ne non non nit booy wax ak moom da nga koy wax dëgg ndax bu ëllëgee boo taseeg moom nga mun ko xoolaat parce que Bambey laa dëkk effectivement loolu dëgg la te nam waxee woon wax jooju mooy que ni du càggeen képp ku nekk fàkk dëkk rek di nga am kër parce que ñun ñoo fi dëkk ak suñu njaboot ñi fi dëkk xam nañ ñi fi dëkk ak ñi fi dëkkul doo dëkk fële jógee fële rek samp sa benn néeg bàyyi ko foofu bu lotissement jotee nga bëgg a am na fi expérience boobu jaar na fi jaarati fi nit ñi jël jaay ñi soxla te dëkk fi ak seen njaboot tey boo tàmbalee ca fàkk dëkk fa mu tàmbalee ca dara fa mu ba fa mu jeex ca DVS amu ci kenn ku dëkk nekk responsable ak sa njaboot amoo kër parce que man bokk naa ci ñi doon distribuer enveloppe yi nga xam ne tey seen i këyitu kër moo ci nekk jaar na ci sama loxo mu relais ko ndaxte bëgguñu woon a woote parce que feebar bi ak bëgguñu woon ay engouement léegi ñu jaarale ko ci ñi nga xam ne ay acteurs la nekk ci quartier bi xam nit ñi ñu jox leen enveloppe bi ñu dem porte à porte ku ne ñu jox la sa enveloppe tey mun naa la assurer pour que il faut mu leer ci waa Bambey gépp que ni fàkk dëkk fii képp ku fi nekk tey nekk fi ak sa njaboot am nga këyitu kër mais Matar mais bu waxtaan wax dëgg ci la awma damaa bëgg nga may ma mais fii nga may par force amul fenn fii nga may par force amul fenn nan waxante dëgg population bu ne nag am nga droit ñaan la ngay ñaan bu mënee ne kay sa kilifa yilif la jàpp naa ne su fekkee prérogative am la te mu def ko du ko wàññi dara soo ko ñaanee dana la may parce que ki nga xam ne amoo nga ñaan ko mu may la kër soo ko ñaanee ne ko damaa bëgg nga ba ma fii su ko mënee mu def ko mais nañu ñaan aussi lu mën a ne mais li bon mooy fii du ma fi jógee sama bakkan fi laa fi gar amul fenn c'est anormal te aussi pour ma leeral benn affaire bëgguma kenn ci Bambey tey dégg ne wala nga wax ne lotissement ya jaarul yoon képp ku ko waxaloo yàlla parce que ñun ñoo fi dëkk te bañ nañ ko ba commission lañ constitué commission le maire def jël Racine Ba actuel secrétaire municipal mu yoroon commission finance mu jël ko en tant que conseil municipal la ko jël dugal ko ci commission bi jël Mamadou Ndaw mu yor commission domaine dugal ko ci commission bi jël Thierno Diouf mu représenté ko mu boole ko ci commission bi jël Mansour Ndiaye bi nga xam ne moo gère domaine au niveau de la commune de Bambey mu boole ko ci commission bi le responsable de l'urbanisme départemental muy Fall bokk ci commission bi man mii di wax ak yow fii ci sama secteur ñu jël ma comme élément un acteur élément ci quartier bi bu xam quartier bi boole ma ci commission bi pour may ànd ak ñoom kër par kër il faut mu leer ci bopp Bambey yi que ne commission boobu dafa liggéey bi dans la plus grande transparence ak 99% parce que 100% yi yàlla rek ko mën mais mun naa wax ne 99% liggéey nañ ko liggéey mu set wecc nañ ko liggéeyee mooy dañu ànd ak ki nga xam ne élément wu quartier bi la ak commission boobu nga xam ne 5 personnes la ku ne ñetti carnet benn carnet bi Thierno Diouf moo ko yor beneen carnet bi Fall moo ko yor beneen carnet bi Racine Ba moo ko yor donc kër bu ñu dugg bu ñu laajee responsable kër gi bu nee diw
il faut turam figurer ci carnet Thierno Diouf turam boobu figurer ci carnet Fall urbanisme turam boobu figurer ci carnet Mamadou Ndaw donc bu nu paree jël ñetti carnet yooyu boole ko xool tur bu ci nekk ndax am na ci beneen carnet bi jàpp naa ne liggéey boobu liggéey bu rafet la ci kër gu ne dugg nañ fi mais kër bu nu ñëw nag fekk nu fa kenn man su fekkoon man rek la ñuy déglu kon du soxla ñoom ñu ñëw kon du soxla ñu constituer commission bu mu ñëw am na critères yu muy doxee dama ne am na ñu nga xam ne sax keroog commission bi fekku leen fi ca terewul ba ñu ñëwee ñu xam ne ay borom kër lañ ñu ñëw ñoom contrôler ban xam ne ñii ay borom kër lañ parce que kenn mënul fekk ñëpp ci kër yi am na ñu nga xam ne peut-être fekkuñu leen seen kër am lu leen tënkoon ba mënuñu leen fa fekk mais ba ñu ñëwee ñun ñi dëkk ci koñ bi dem nañ xamal leen ay la yéwén ñii kat fi leen dëkk te jàpp naa ne ñii fi leen dëkk boobu ñu leen wax nangul nañ ñu ko parce que xam nañ ne bu ñu duñu utal jàmbur bàyyi suñu bopp xanaa donc kuñ ne diw mi fi la dëkk rek ñoom jàppal nañu ne foofu la dëkk te ñu ngi traité dossier am kon ñun amal nañ leen jukkal di leen sant liggéey nañ liggéey bi dans la plus grande transparence ñu ngi remercier toute la commission ak képp ku nga xam ne jàppoon nga ci liggéey bi de près ou de loin keneen ku nga xam ne nag da ngay wax leneen ñun waa Fakk Dëkk sentiruñ ko xamuñu ko ñun sant ak ngërëm lañ amal ñëpp ñi nga xam ne tey jàppale nañ ñu ba ñi nga xam ne ñun ñi nga xam ne soxla nañ ko yittee nañ ko ñu am kër